ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV da leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci fas ñu fas yéene ko jukki ca réewuk Guinée ak Alpha Condé mi nga xamante ne nag coup d'état la ñu fa amal démb daal di koy jëlee ca boppuk nguur ga njiital Africa Jom Sant fësal nag ñàkk rafetlu bi nga xamante ne moom la àndal ci doxalin bi nga xam ne daal nañ ko nemmeeku ci réewuk Guinée démb nag ci dibeer gi Alioune Tine àdduna itam ci ñàkk waxtaan bi nga xamante ne daal nañ ko nemmeeku diggante Alpha Condé ak ñamu jiite foofee nag ca réewu Guinée daal ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi njiital Africa Jom Sant Alioune Tine mu ne woon ganuk matinal bu iRadio ak Alassane Samba Diop Alpha Condé ak militaire yi nañu foqate nguur gi ci ay loxam ñi nga xamante ne nag ñoo di ay doomu réewuk Guinée di dund fii ci réewuk Sénégal ca rue Sandiniéry rawatina daal nañ cee àddu ñenn ñi nag rafetlu doxalin bi nga xamante ne moom moo jëlee Alpha Condé ci boppu nguuruk Guinée daan ci dellusiwaat itam ci nu mu gën a yaatoo ci reportage bu Pape Daouda Faye ca rue Sandiniéry ci biir jotaay gi ponk gu mujj ci xibaar yi li yéene kaay yi xëy fasal tey daan ci ànd ak Baba Ndiaye mu koy defee bés bu jot tey nag di altine yemook juróom-benni fan ci weeru ko septembre atum 2021 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si mu ngoog xibaar yi la gannaaw ba ñu leen nuyoo dañu koy tàmbali ak coup d'état bi nga xamante ne moom la ñu amal démb ca réewuk Guinée jëlee Alpha Condé ci boppuk nguuruk Guinée doxalin gi nag nekk na lu Alioune Tine rafetluwul moom nag njiital Africa Jom Sant yamu ca ci leneen li nga xamante ne àdduna ci nag doxalin bi nga xamante ne noonee la Alpha Condé doon doxalee ci nguur ga ñàkk waxtaan li nga xamante ne daan nañ ko nemmeeku diggante Alpha Condé ak ñi nga xamante ne ñoom la jiite moom Alioune Tine nekk njiital Africa Jom Sant moom moo ne woon tey nag ganuk Alassane Samba Diop ci seen matinal iRadio ñu teewlu ay kàddoom gannaaw gi ci micro maam Seynabou Babou. li nga xam ne xew na Guinée daal ñun d'abord dañuy ñaawlu lépp loo xam ne dafa nekk coup d'état ak doxalin boo xam ne day tax nga jël nguur gi sàkkoo ko rek parce que am nga doole waaw coup d'état nag mun na ne militaire mais coup d'état constitutionnel am na troisième mandat mais xam nga kooku kenn waxu ci indiwul coow indiwul sommet mais troisième mandat boobu ak ni ñu ko jëlee moo indi li ci li ko andi ci la bokk donc xalaat yooyu yëpp la ñu war a def mais suñu démocratie yi tey ñu feebar suñu état de droit dafa feebar boo jëlee suñu gouvernance dafa feebar corruption doole bi mu am moo tax sax ay réew yu màbb ba pare suñu sécurité feebar te feebar yooyu yëpp du feebar yoo xam ne feebar bu Sénégal la rek feebaru Mali la feebaru Sénégal la feebaru région bi la donc il faut que région bi ñu toog xool feebar yooyu lan moo ko war ba pare ñu seet nan lañ koy faje paj mi nag waxtaan wu yaatu la doon paj mi xalaat la ñun ñu commencé nañu di xalaat nan lañ koy génne nañu feebar yi d'abord ci suñu livre bi ñu tuddee les pathologies de la démocratie léegi tamit ñu ngi defaat colloque boo xam ne ñun dañuy bokk xalaat région bi feebar yi am nan lañ koy faje paj mi nag dañuy def colloque bu rëy bi ñëpp ñu bokk xalaat seet nan la ñuy jëlaat inventé waat xaw ma nan la koy wax nan la ñuy sàkkuwaat ba nga xam ne suñu démocratie africaine ñun ci suñu bopp yi lay jóge ci suñu xalaat lay jóge ci suñu xam-xam lay jóge ni lii buñ ko doxalee dina baax ci lii nga xam ne mooy askanu Afrique. nguur gi ñu foqati demb ci loxoy Alpha Condé ca réewuk Guinée coup d'état bi militaire nag daal di teg loxo ci nguuruk Guinée jamono ji doomu Guinée yi nga xamante ne ñoom ñooy dund fii ci réewuk Sénégal daal nañ ci àddu ci rue Sandiniéry la ñu leen daal di fekk ñenn ñi nag rafetlu li nga xamante ne moo di doxalin gi militaire yi jot a amal ca réewuk Guinée dañ ci teewlu reportage bu Pape Daouda Faye. ñu ngi fii ci Sandiniéry ku nekk di joxe xalaatam ci mbir mi. bu ñu sukkandikoo ci askanu Guinée bu nekk fii ci Sénégal coup d'état ba am seen réew waxtoom moo jot ndax askan ba fa dëkkee ñu ngay commencé torox bi situation nag mënoon nañ ko xaarandi bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Baldé ndaxte président ba ñu coup d'état nekkatul woon ngir seen njëriñ. jàngat bi ma am mooy nekk Alpha Condé moom nekk fii pour Guinée dafa contre Guinée yëpp
parce que mu fi nekkee ba léegi deful benn action boo xam ne tey day jàppale Guinée dafa waroon na teel a am premier mandat bi comme gagné ko dañ ko may mu am benn mandat dem yoonam Afrique yi kenn war am ñaari ñetti juróom mandat waratul am baax a baax dafa yéex a am sax lii dafa yéex a am waroon na teel a am mu dem yoonam. ñu doxante tuuti tasek Ibrahima Ba mu ñuy xamal ne Alpha Condé daf leen a bett naam mi ngi xamal sax ni Alpha Condé mag la. mais lépp loo xam ni defar la ñuy jaare pour mën a defar loolu la ñaan yàlla pour mu am quoi kenn ñaanul coup d'état mais bu fekkente ne demee na ni nga wóolu nit ki nga yóbbu ko fi nga xam ni moom foogu ko woon mu dem ba nga xam ni léegi moom am na doole am na moyen am na lépp maanaam mu contre ñooñu man loolu laa bëggul quoi. xam naa même que am ñoo xam ni bëggul lii sax moom ni mu koy defee nii ak mag bi fi mu toll noonu ñu yaakaar ne moom mooy def affaire mu mujjantel bii mu def lu mel nii man de neexuma. Ibrahima Baldé moom mi ngi xamal ne coup d'état lu ñaaw la rawatina pour Afrique moom mi la moo ngi ñuy xamal jafe-jafe dund yi bokk na ci lu baax lu waral bi lépp coup d'état ca dëkk ba. Et cela aussi aura des répercussions au niveau de l'image du pays. li ni mel dina indi gàkk ci réew mi rawatina Afrique waaye nag li ni mel ñaaw na boo seetloo tamit askan wi dañoo tumuranke woon moo waral li ni mel. Arbitraire et le détournement des deniers publics. si jamono jooju moom Guinée yi nekk Ndakaaru ña ngay mel ni dañoo ànd ak bu baax coup d'état bile ñoom ñi lee ña ngay yaakaar coppite bu gaaw a gaaw ndax nee nañ Alpha Condé nekkatul gën ci ñoom. ba tey ci xibaar yi ñu àddu nag ci ndaje bi nga xamante ne avenir Sénégal bu ñu bëgg daan na koy amal bile mouvement citoyen ñu waxtaane nag lépp loo xamante ne moo soxal dund gi ak njëglu seer yi nga xamante ne dañu koy nemmeeku jamono ji ci réew ko Sénégal wàllu ko mbënn bi itam bokk na ci ponk yi nga xamante ne daan nañ ko yëkkati ci boobule ndaje bu ñi la Sénégal bu ñu bëgg ñi bokk ci nag boobule kuréel daan nañu naqarlu doxalin bi nga xamante ne jamono ji moom la député yi ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ma daal di doxalee rawatina nag ci askan wi lu ñuy dund bokk na si nag ci njëg li nga xamante ne nemmeeku nañ ci ab yokkute ki ñu ciy teewlu nag di Ndeye Fatou Diop Blondin mu àddu ci micro Mountaga Kane. Cette vie chère, les Sénégalais la subissent depuis longtemps, mais ces temps-ci, elle dépasse l'entendement sous un silence assourdissant des autorités. Sénégalais yi ñoo ngi koy yëg bu baax a baax di ko dund boobaag léegi ay at yi gën a métti nag wetu nguur gi ñu ne fekk waxul ci mbir mi dara te yi tamit seen tekk tekkaaral jaaxal nañu ndax ñoom war nañu laaj gouvernement bi di tax mu yokk prix loolu mooy seen taxawaay loo far ci nguur mbir bi su méttee si askan wi ñëpp di ko yëg war nañu ñoo war a taxaw loolu bëti seen doxali programme bi nga xamante ni nguur gi taxawal na ko démb wax ne càmbar na li waral jafe-jafe yi réew mi jafe-jafe yi dund bi ba tax mu war ci indi ay saafara loolu fekkonte ne amoon na programme boo xamante ne da koy saytu di ko topp kon mbir bi du demee nii. Mais ce qui manquait, c'était les outils d'évaluation qui auraient permis de suivre les programmes et les promesses du chef de l'État. ñu àddu ci ndaw yi nga xamante ne jot nañoo amalub camp de vacances ci diirug ñaar fukki fan ak benn ñu amal ko nag ci njàppandoolu li nga xamante ne nag moo di église la fële nag nekk ca Bambilor ngir rek taxawu leen waa jàngu bi taxawu yooyu lee ndaw ci nag amal leen camp de vacances ñu amal camp de vacances boobee nag lépp nag ñu amal ko ngir daal di sàmmonte lu soxal wàllub nag mesure barrière waaye itam yee ndaw ñi ci solos bi nga xamante ne wàllub alam gi daan na ko am ci dundinu askan gi nees def ba daal di koy aara ñu teewlu si suñu correspondant Rufisque Tëngéej di Babacar Seck. ngir may xale yi nga xam ne ñoo dëkk ci gox yi nekk ci Bambilor ñu am fu ñu dajaloo ak di fo ci jamonoy bër bi ñu nekk communauté ecclésiale de base Saint-André amal na ci diiru ñaar fukki fan ak benn ci SEDEF bu Bambilor ab camp de vacances boo xam ni jaare nañ si ngir yee xale yi ci naka la ñu moytandikoo mbas mi. ak ay activités yoo xam ne ñu ngi ko orienté ci tax ministre bi dégagé woon maanaam collectivité éducative riposte face à cette pandémie de Covid-19 en même temps citoyenneté bi xale yi dund ko pendant 21 jours ay activités seen i nekkil dañuy toog sax ay nit di ma naan léegi si dëkk bi xale yi dañuy toog balaa nekk di dóor dàq sax dañuy teg seen i def seen cercle di wëy di def seen i théâtre déjà des résultats. patronage bi amee ci Bambilor may na ñi nga xam ni ay stagiaires leen ci collectivité éducative
ñu jëfee li nga xam ni jàng neen ko ci ay kayit. kon fii ci patronage Bambilor am nañ fi moniteur yoo xam ni ay stagiaires lañ def nañ première étape di te deuxième étape di waajal seen examen écrit boobu su jeexee nag ci ñoom la ñu xam ni ndax admis nañ pour am diplôme bi wala admis wuñu pour am diplôme bi donc parents yi nañu xam ni ñi yor xale ci colonie de vacances wala ci collectivité éducative wala ci patronage dañoo xam ni dañoo jógee fii ñëw yor xale yi noonu dañoo suivre formation bu am doole moo tax ñu am sañ-sañ yor xale yi. ginnaaw ñaar fukki fan ak benn ñu nekk ko ci xumte tëjte bi xale yi won leen seeni waajur lépp luñ fa doon jàng jaarale ko ci ay sketch de sensibilisation jëm ci wàllu mbas mi waaye it naka la ñu mën a def ngir aar environnement. Babacar Seck mbas moom sax di coronavirus tolluwaay bi ci réew ko Sénégal xayma bi daal di fësal ne ci bésub tey fanweer ak juróom-ñett ñoom ñoo génn nag amee doomu jàngoro bi ci test bi nga xamante ne amal nañ ko ci ñaari junni ak juróom-ñetti doomi aadama ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ñoom nag daal nañoo wér ci coronavirus fanweer ñoo ne ci sauvetage. juróomi doomi aadama ñoo daal di faatu ndax mbas mi bésub démb yemook dibeer juróomi fan ci weeru septembre atum 2021. benn xibaar bu ñu waxtaanee ci jotaay bi nag Air Sénégal mi nga xamante ne nag jamono ji amal na vol inaugural wala boo ko war a tàmbali dem ak dikk ci diggante États-Unis ak réew Sénégal Ndakaaru rawatina doomi Sénégal yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci États-Unis di rafetlu mbir mi nag rafetlu itam taxawaay bi nga xamante ne Air Sénégal moom la yaa taxawee jamono ji ngir gën a yombal dem beek dikk bi ak nag jafe-jafe yi nga xamante ne dinañ leen ko teggil ci wàllu dem ak dikk jóge États-Unis New York ñëw fii ci réewu Sénégal Ndakaaru nara doon nag loo xamante ne dina fas yéene doon lu yomb ndax Air Sénégal ak liggéey bi nga xamante ne jot na ko amal ñu teewlu si suñu ay envoyés spéciaux bi toppandi woon vol inaugural bi mi ngi Maram Ndiaye ak Souleymane Diallo. mu doon ay doomu Sénégal yi nga xam ni jamono jile mbégte la ñu àndal mbégte ginnaaw ba nga xam ni Air Sénégal dafay jóge Ndakaaru ñëw direct fii ci New York moom soxna Sile ab jàngalekat la fii ci Washington ay ata ngi mu nekk fii waaye at bu nekk ñaari yoon dana dem Sénégal loola waral moom Maimouna Thiam di rafetlu bu baax a baax dogalu Air Sénégal bi léegi. J'ai envie de dire oui parce que des fois il y a pas les vols entre ici et New York peuvent ne pas correspondre à notre planning. Donc des fois, il faut passer par l'Europe pour arriver au Sénégal, c'est très long. Donc une compagnie sénégalaise qui dessert cette ligne-là, c'est pratique d'abord. Ensuite, c'est une compagnie sénégalaise, donc c'est beaucoup de fierté de prendre cette compagnie. J'espère aussi que dans cette compagnie, vous allez parler des langues nationales, des langues qui représentent notre communauté. Parce qu'en tant qu'immigré, quand on entre dans l'avion, on veut déjà se sentir chez nous. Donc c'est quand même important. Des fois, on voit des compagnies qui parlent en anglais, en français, alors que 90% des passagers sont africains. Donc quand est-ce que vous allez parler dans nos langues? loolu muy xaar ci Air Sénégal moromam bile di femme d'affaires moom itam nekk États-Unis ay at a ngi noonu la amee ay bëgg-bëgg waaye moom Rose Fall am na yaakaar bu baax a baax ci compagnie bile. ma kii tukki di jógee Sénégal di ñëw fii. di dugg ay avion 3-4 avions pour ñëw ba Washington seeti seen mbokk wala voyager je pense que c'est important que ñu nekk ñu xalaat mag yi xalaat ñëpp c'est une fierté nag fierté la dama ci bàkku nag tamit comme ñeneen yi te xam ne que li ñu am tey c'est unique xam nga. mu nar a doon ab concurrence bu yees di dox ci diggante Dakar ba New York te ay compagnie war ko seq waaye li mel doomu Sénégal yi képp ñoom ñoo ci jëriñu suñu sukkandikoo ci consul honoraire bu Sénégal San Francisco moom Mohamed Dianak la mu bëgg mooy ñëpp di jël Air Sénégal. ñun ay sénégalais lañu et puis di gis suñu compagnie boo xam ne ñu ñoo ko moom ci bopp Sénégal Air Sénégal ñëw fii continent américain pour la première fois dem ci aéroport yu gën a mag yi muy JFK ak New York New York JFK ak BWI mu ci Baltimore l'aéroport de Baltimore loolu fierté rek la ci ñun et puis lu ñu soxla woon parce que amuñu woon choix di ak ay compagnie yu bari fii pour jógee
Dakar ñëw directement New York Delta rek moo ko doon def léegi am nañ beneen choix muy Air Sénégal suñu compagnie et en tant que patriote ñun nous préférons prendre jël Air Sénégal que di jël beneen compagnie. Air Sénégal ginnaaw ba mu defee volam bu njëkk jóge Dakar ñëw New York jàll Washington mu doon ab tukki bi nga xam ni rek amul benn gàllankoor loolu waral mu dajale woon diaspora bu Sénégal ak bu yeneeni réewu Afrique ngir rek feetu lu ñu mel. mi ngi Maram Ndiaye jaajëfal ko bu baax mbokk ñi ci wàllu tàggat yaram waxtaane afro basket atum 2021 xam ngeen ko daal dañ ko def yëpp réew ko Sénégal nag jël ñetteelu place bi gannaaw nag ba mu daane waa Cap-Vert ci juróom-ñetti fukk ak juróom-benn la Sénégal am Cap-Vert am juróom-ñaar fukk ak ñetti poñ Sénégal kon jël ñetteelu place bi nag waaye nag jàppale ne kii di Gorgui Sy Dia bokk ci gaynde yu Sénégal daal dañ ko ràññaatle ci nag li nga xamante ne moo di bile jongante gannaaw nag fanweeri poñ yi nga xamante ne daal na ko dugal ci nag diggante mag waa Cap-Vert fukk ak ñaari rebond la ñu daal di nemmeeku li ni wel nag waral kii di Gorgui Sy Dia ñu daal di koy tànn ki nga xamante ne moo gën a xarañ ci dugal but wala bokk ci dugal panier ci basketball atum 2021 ñeel afro basket ci tournoi bi ak nag téeméer ak ñaar fukki poñ yi nga xamante ne moom Gorgui Sy Dia daal na koy am ñu teewal si Sékou Seydi moo ñu teewaloon ca Kigali Rwanda. bu ñu mënul yóbbaale coupe bi gaynde yi mun nañu am mbégteel ci médaille de bronze bi nga xam te ni gañ nañ ko mu doonoon match bu jafe lool seen diggante ak Cap-Vert gaynde yi ñoom mujjee jël ndam li 86-73 Boniface Ndong daal di retrouver ay joueurs yi nga xam te ni moom la ñu gënoon a xaar Gorgui Sy Dia mi nga xamante ni am na fanweeri point ci biir jongante fukk ak ñaar rebond mu nekk joueur ëpp lu mu dugal ci ay panier 120 points am na ko mu bokk sax ci 5 majeurs yi mu nekk itam deuxième meilleur joueur ci wàllum ay rebond 63 la ci am ki jiitu di doomi Cap-Vert bi di Walter Tavares am 71 Youssoupha Ndoye moom itam def na match bu am solo 11 points am na ko lii di guléet ci bi tournoi bi tàmbalee ba tey capitaine gaynde yi bokkoon na ci ñi nga xamante ni xaar nañ leen waaye gis ci biir tournoi ñaari yeneen joueurs yi nga xamante ni wane nañ seen bopp kenn kii di Mamadou Faye nga xamante ni lu ko utilisé bëriwul waaye amoon na impact bu am solo ci biir match am na ci 11 points ci point loolu la Branco Badio am nekk troisième meilleur scoreur compétition bii de 95 points am na ko gaynde yi daal di jeexal ci podium bi rendez-vous bi 2025 la nga xamante ni Sénégal mën na ko dallu mu sukkandiku ci conseil en sport président de la république bi di Ndongo Ndiaye. Sékou Seydi Sira parfait adjuvant bokk ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy tàggat gaynde yu Sénégal nekk itam kiy tàggat gaynde nga xamante ne seen at motogul fukk ak juróom-ñett daal dinay àddu ci doxalin bi nga xamante ne moom la gaynde yu Sénégal doxalee fële nag ca Kigali ñeel afro basket atum 2021 moom Sira parfait adjuvant la mu jàpp nag moo di Sénégal itam am na ndam ci bile jongante ñu daal di koy teewlu ba tey ci micro Sékou Seydi. prestation bi baax na parce que géejoon nañu prestation qualité bi bu ñu joué moo taxoon nit ñi amoon yaakaar par rapport équipe bi mais yaakaar peut-être du ma ne tas na yaakaar mais dañ ko reporter rek continuer liggéey bi man nee naa ñi def nañ liggéey bu baax groupe baa ngi fi dégg affaire yi amatul taxaw fi di joyantu wala ne way léeg-léeg la parce que basket bi duñu xaar boo xoolee mois de novembre dans 2 mois dinañ dem fenêtre est-ce que am nañ temps taxaw fi di jooy bon nañ xam ne def analyse objectif continuer liggéey bi parce que ñu nga xam ne basket du ñu xaar te basket yemul ci afro basket bi rek afro basket bi passé na dañuy jublu si leneen loolu mooy charme basket loolu mooy charme sport boo gañee nga perte yëpp continue liggéey bi day continuer nag il faut nga mën a redressé wu teel a jógaat continuer at liggéey bi daal. bon man 4 ans man dama ko ñaawlu nag quand même parce que afro basket nit ñi bëgg di gis 2 ans day permettre jeune ñu gën a maye ñu gën a mën a may chance yeneen jeunes yi daal mais boo defee 4 ans dafay sori fenêtre yi dafa aléatoire fenêtre yi dafa métti jouer il faut ñu xam loolu fenêtre yi bu ñu yaakaar peut-être qualité bi gis nii c'est pas forcément ñu gis ko fenêtre parce que fenêtre da ngay ñëw joueur ay joueurs yoo xam ne da nga leen jël souvent dañu entraîné des fois da ngay jël ay joueurs yoo xam ne dañu disponible su ma jëlee exemple su ñoom góor gi yaa 99% doo ko am fenêtre yi parce que NBA dañu bàyyi seen joueurs yi say meilleurs joueurs doo leen am bonne fenêtre c'est aléatoire donc il faut que équipe pays africains yi nangu jël combat parce que ñoo xam ne loolu du suñu intérêt man si li ma gis du suñu intérêt ñun parce que fenêtre yi arrangé wu parce que doo am sa meilleur joueurs yi conditions yu ngay ñëw joueurs yi ñëw 10 jours nga ñëw préparer benn jour nga xam ne entraîné wu leen dafa métti daal dafa métti suñu équipe daal.
mu ngoog xibaar yi ñu yegg si ci ponk gu mujj gi yéen kaay yi xëy fësal tey ak Baba Ndiaye. maa yéen a nga ca Alpha Condé mi ñu tëbal ci bopp réewum Guinée yëglekaay yëpp ci la ñu dikk ni ki tey ji enquête ne Alpha Condé daanu na loolu soob réew ma ca pëccaxoo rajaxoo gu tar ni ki démb te comité national de rassemblement du développement lañ fa samp ba dox ñu waru tey ji ñëpp ñi nga xam ne ay ministre lañu ak président institution ni ki tey ji ci palais ba lieutenant colonel Mamadou Doumbouya moo daaneel nguurub Alpha Condé mooy doxal ci bopp réew ma Le Quotidien ne léegi nag nguuru Alpha Condé jeex na tàkk te Mamadou Doumbouya moo ko daaneel ba noppi nekk ci bopp réew ma yëglekaay bi ne dëkkandoo suñu réew Sénégal bu bëri problème bëri jafe-jafe daanu na ndax ay ñagas-ñagas yu bëri amoon diggam ak Sénégal dalee ko ci ñu groupe Abdoulaye Wade ba ci groupe njiitu réew mi Macky Sall Le Soleil ne président fa ko dem ma nga ci loxo mooy gars yi ko daneel ni ki démb looloo tax ba ONU UA ak CEDEAO ñoom ñëpp a naqaru jëf gi ni ki démb ca Guinée Libération ne groupe Alpha Condé jeex na tàkk ni jurik tubaab L'As ne Alpha Condé force spéciale yi ko tëbal ci bopp réew ma te ni ki démb ñoom Guinée yi dañoo wàcc mbedd bi di fësal seen contenté ak seen mbégte ginnaaw coup d'état bi L'Observateur ne ponkal dëgg daanu na Vox Populi ne Mamadou Doumbouya moo ko daaneel te jëfam gi moom Mamadou Doumbouya muy CEDEAO di ONU ak UA ñoom ñëpp nakalu jëf gi waaye loolee nag fekku ci askanu Guinée ndax muy Conakry ak ca Labé ñoom ñëpp wàcc mbedd bi di fësal seen mbégte La Tribune ne Alpha Condé ñetteelu mandat moo ko daaneel looloo tax ba l'opposition bu Sénégal ñoom ñëpp a ngi avertir njiitu réew mi Macky Sall ndaxte Ousmane Sonko njiitu Pastef la xew ca Guinée nag jàngat la war a doon ci ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a def ñetteelu mandat Mamadou Lamine Diallo njiitu tekki ne ndax yàlla sax ndax lii doon beneen départ ci réewum Guinée ci état boo xam ne démocratie moo fay sax dàkk ba ñëpp mën ci gis seen bopp Abdoul Mbaye premier ministre bu Sénégal woon nekk njiitu ak ni dictateur yëpp mais nii rek la ñuy mujjee bokk na ci sax ñi nga xam ne ñoo ngay làkkatu seen ginnaaw constitution wala seen loi ngir bëgg amal ñetteelu mandat seen réew Thierno Alassane Sall feelu ko ci wet ni lu waay jëmbat rek loolu ngay góob donte sax ma nga naan coup d'état bi rafetlu ko Sud Quotidien coowal ñetteelu mandat mu tëbal Alpha Condé ci bopp réewum Guinée l'info na démb ne ko jàppee moom Alpha Condé daal ñaaw na ndax tànku ne lañ ko fekk service bi ni mu ko busone dara baaxu ci looloo tax ba yëglekaay bi ne Alpha Condé ci porte bu ndaw bi la génne ñu génne ci mbir Alpha Condé génn ci Guinée dikk ci Sénégal dem ba ca Kounoune Grand Place ne Omar Gueye gaay ay morceau yu xonk cuur lañ ko teel ba noppi humilier ko ak yuuxoo laataa ñu koy dàq ci Kounoune Walf Fadjri nii démb daal tàng na jër diggante Podor jàpp Ndakaaru capitale bu Sénégal ak ca Grand Dakar ndax commission yi nga xam ne fa la gaay yi dikk di bindu ji ay coow rëy moo fa jolli l'info ne coowal transfert moo jolli ca Grand Dakar ak ca Podor ba tax gaay yi bloqué commission Les Échos ak L'Évidence ni Mamadou Mamour Diallo ma ngay gën a dëggal boppam ak a yaatal géewam ca Louga jëm ci élection locale yi ñu jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 ca Thiès critique ak 24 heures ne Habib Niang ma ngay gën a yaatal géewam ndax association des mots ca Thiès ñoom ñëpp ko tànn ne moo leen doy ba noppi samp ko ngir mu doon seenu mbër ci jongante élection locale yi ca Thiès Nord léeg-léeg bi ne Habib Niang ma ngay gën a yaatal di gën a dëggal boppam ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar 24 heures ma nga ca Médina Gounass ak élection locale yi ñuy waajal yéeg-léeg bi ne coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp fa ànd naqarlu yoreenu mairie Gounass ba noppi samp Omar Sané ndaxte nee nañu moo leen doy ci ab ndaje lañ ko xam ne ñoom ñëpp ne Omar Sané directeur de l'agriculture mooy seen candidat ci élection locale yu ñu dëgmal ca Médina Gounass ndaxte nee jafe-jafe yi nga xam ne Médina Gounass ma ngi ko nekkee moom rek moo leen ci mën a génne te nee nañu bëgg-bëgg bii képp ku bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ca Médina Gounass ànd nga ci ba jeex tàkk yéeglekaay yi génn yëpp tey ji ñu ngi ñuy tàgge Double Less bàyyi Balla Gaye 2 Sa Thiès Vox Populi ne lambi réew mi ci dëgg la nekk ginnaaw génnu àdduna Double Less ni ki démb yéeglekaay bi ne ginnaaw Mbaye Gueye dem na Double Less fekk ji na ko ndax dina ki démb la génn àdduna sunu lamb ne Double Less ni ki tey lañ ko jébal boromam laata muy dikkaat ak ñun ci jaar-jaaram ci lamb ji ak jëfam ak jalooreem ci lambu Sénégal Les Échos ni benn doomu Sénégal moo tëgg li njaay lu ëpp fukki doomi aadama te koppari toll na ci 130 millions ba noppi daw yéeglekaay bi di Les Échos ne waa ji Portugal la daanoo ndax fa leen ko jàppee mais da ngay seet loolu rek Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd ak suñu yaa programme jotaay njolloor si fi la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wëyandi ci www.imedia.sn jaa ngeen jëf